mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru suba si ci baatu askan wi la ca gën a fës ci bopp xibaar yi ànd gësëm fas yéene soobu ci ñaxtu ci ay bés yu ñu jëm googule kuréelu syndicat te boot liggéeykat yi yëngu ci wàllu paj mi la ñuy sàkku mooy reclassement jëm ci seen bërëbu liggéeyukaay ak i tamit ndampaay goo xamante ne yittewoo nañ ko ngir ñu mun leen koo fay gannaaw mbas mi daa ngeen ci dégg kayoor seen kàddu ci xibaar yi jafe-jafe diggante jaaykat ya ca marché Barak ak municipalité bu Liberté daanaka jaarootuñu taal liggéeykat ya fippu nañu ñaawlu nañu doxalinu Santhi Agne di meeru gox baak matuwaay yamu jël te neexu leen benn yoon daa ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi ñaareelu xaaju xibaar yi lu yéene kay xëyee tey dañ leen ko jukkil mbokk yi bu nees gisee ma dikk ak yéen ci yàttalum xibaar suba si dal leen ak jàmm ci xibaaru suba si ñu fas yéene ko door rek wàllu paj mi bu ñu deful ndànk mun naa sooxe ci bés yi ñu jëm ànd gësëm yéglu na kuréelu syndicat di boot waa Kër Docteur ne daañu soobu ci grève bu ñaxtu banque seen loxo ci ab diir la ñuy sàkk mooy reclassement mu ñeel ay technicien de santé ak itamit ndàmpaay gi jëm ci xeexum mbas mi di coronavirus galeen nguur gi ameel dañ ci teewlu leeral yeeg Serigne Gueye. kuréelug syndicat yi ëmb liggéeykat yi wér-gi-yaram yi tegaat nañ ci taabalu gouvernement bi plateforme revendicative bu yees ñoom liggéeykatu wér-gi-yaram yi am nañu yéene déposé niki ay bés bala ñu dëgmal kayit guy artu ci wàllu grève li ko dalee weeru avril ba weeru novembre ci at mi ñu nekk la ñuy sàkku bokk na ci ñu reclassé technicien supérieur de santé yi Sidiya Ndiaye mooy ki ñu toftal ci njiitu ànd gësëm. am loo xam ne ba léegi des na loolu bokk na ci li nga xamante ne tey ci lañ ko def accent mooy décret bi nga xam ne mooy décret situation technicien supérieur yi dama ne décret bi nag génn bu génnulee nag caw dina am dañuy gësam mu leer amul Covid amul leneen décret bi nag génn dañuy laaj gouvernement moom lan mooy liggéeyam ak jumtukaay yi nga ko jox yépp ay décret donc depuis 2018 mënoo fexe ba signé décret. syndicaliste bi di xamle ne liggéeykat yi wér-gi-yaram yi ñu ngi daw ba léegi ci gannaaw indemnité ak motivation yi ñu leen digoon ci mbirum xeex bi ñuy xeex mbasum Covid-19 bi. De l'argent avait été dégagé 1000 milliards pour lutter contre la pandémie. Aujourd'hui, nos travailleurs courent derrière des arriérés. C'est inacceptable. De paiement de motivation que le chef de l'État avait accordé à tous ces travailleurs-là. ñi bokk ci ànd gësëm ne pare nañu ngir delluwaat ci gësëm gi nu leen xamee woon. ànd gësëm jóg na pour défendre territoire am li ñu doon def ci santé dégager 1000 milliards booba léegi résultat yi des na booba léegi ñu ngi xaar ñu rendre compte fonds bi ni ñu ko utiliser kenn déggu ci dara loolu day jeex. syndicat way liggéeykat yi kër docteur yi profité nañu ci seen jano bi ak taskatu xibaar yi di ci défendre hôpital Le Dantec mi ñu ne ay atam yegg na ba ci téeméer ne ñu kër docteur gi aajo naa faj ndax ay bor ak màggat ñoo ngi koy sonal. mangoog wane nañu seen jafe-jafe foofee ca Liberté 6 extension jaaykat ya ne ca marché Bragg ñoom fippu nañu toogaanu ñaxtu lañ doon amal démb ngir mettitlu dogal gi maire Santhi Agne jël ci seen bërëbu liggéeyukaay daaneel cantine ya fa ne moom la ñu gis ne daal duñ ko seetaan ne projet googee duñu bàyyi muy wéy ca biir marché ba dañ ci teewlu Souleymane Kane. noonee la jaaykat yu nekk ci marché Barak génne de fësal seenub naqar ci ndogal bi nga xam ni meerub Sicap Liberté jël na ko di Santhi Agne ngir bëgg a màbbal seenub marché. marché bi waa mairie Liberté 6 dañu ne mairie Santhi Agne dañuy toj marché bi si biiru waxu ne dañuy toj marché bi dafa am yoon ba nga xam ne dañ ko waroon jaar te jaaruñu ko muy dañoo waroon toog waxtaan ak waa marché bi ba ñu juboo ci ay kàddu leneen lu ñuy def ñu soog koo def mais ñun dañuy déplorer ñàkk de waxtaan boobu kon bu ñu waxtaanal ak ñun ça veut dire que dañ ñu bëgg a jaay doole te ci biir jaay doole boobu ñu ngi rocci seen connaissance yi kenn par kenn di leen woo maire yi di leen fay ay 120 000 pour yàq suñu collectif
te loolu dañ ko dul nangu ay doomu Sénégal pur et dur lañu ay citoyens yu am droit ci dëkk bi ndaxte dañuy liggéey di fay suñuy location di fay suñu taxe di fay impôt comme il faut. commerçant yi lay wax ni yóbbu nañu ay bataaxal yu bëri ci kilifa yi fare ci nguur gi waaye nag boobu ba léegi kenn tontuwu leen. bind nañ président de la république envoyé nañ ko courrier envoyé nañu ministre de l'intérieur courrier santi an ci boppam envoyé nañ ko le même courrier kon ñun lépp lu ñu war ci nga xam ne ci wàllu yoon la ñu ngi ci jotaguñu benn tontu jotaguñu ko. Serigne Saliou Diagne doon addu ci turu ki tabaxoon marché bi ci atum 1999 daal di wax ni marché bi laajul daaneel waaye li mu laaj rek mooy defaraat. marché bi dafa am ay jafe-jafe yoo xamante ne moo fi am yu jiitu sax avant santi añ di jël mairie bi. cantine yu fi newoon ñu jël cantine yooyu fekk ñun jaayoon nañ ko ba pare ba ñu am ay borom ñu jël ko jaayaat ko ñeneen bi ñu ko calculer mu ngi tellu ci 75 cantines yoo xamante ne dañoo nekk en litige foncier. marché bi laajul ñu màbbal ko marché bi dafa laaj ñu defaraat ko. commerçant yooyu lay nekk ci marché Liberté 6 extension ñu ngi woo kilifa yi fare ci nguur gi ñu jël ay matuwaay ngir dakkal seenub jafe-jafe lu ko mooy dinañu wàccaat ci mbedd mi na xeex gilee bañuñu ci ba ñàkk seenu bakken. mangoog maire bu Liberté Sicap Liberté lañ ca joxoñ baaraamu tuuma sañ ci añ gis ne la sabab projet googule bokk na ci màggetaayu marché ba ma ngi cay indi ay leeral sañti añ ay kàddoom ci micro Souleymane Kane. li ñuy wax nii tam koy dégg mun naa ko dindi ba mu set wecc marché bi bañ ko tabaxee baaxul du ñun ñoo ko tabax boobu nekk bu ma maire bi ma ñëwee ma indi fi cabinet d'expertise ñu xool ne ma marché bi dara baaxu ci respecté wuñu plan béton respecté wuñu dara mais xam nga munoo tëb rek génn nit ñi li ma leen di wax ni c'était en 2010 ma nekk ceeg ñoom di naxante waaye marché bu ñu defarul day yokku dégradé marché bi di yokku dégradé ba nit ñi di ci teg seen bët ay daal wadd waaw maire dina seetaan ay daal wadd te li ma leen di wax ni def nañu assemblée générale il y a 2 ans man ñoom sous-préfet ñu ne leen am nañu partenaire da koy toj tabaxaat ko ku ci amoon cantine ñu delloo la cantine ba ëpp valeur bi nga am ñu ne kon boog nañu taxawal commission boobu waa marché bi ñoo fa majoritairement ak man sama représentant ak représentant wu sous-préfet kon ngay nga xam ne yëg nañu lii ñu war a def waaw kon moom su ñu nee lañ leen jox ndàmpaay dafa tuuti soo calculer ki la fayekuwul pendant 2 ans ba pare jox la juróom-benni weer de location dans un marché je crois que waa wàccoo nag yow. ay liggéeykatu Eiffage joytu nañu seen jafe-jafe ci seen ndajëpp taskatu xibaar yi fegoo nag collectif Frapp France Dégage yooyu la liggéeykatu Eiffage ne seen payoor demeewu ni daanaka dàq gi tar na ci ñoom ak fitnaal ak xoxotal ba tax na sàkku nañ ci nguur gi mu càmbaraat seen liggéey googee ñoom waa Eiffage dañ ci teewlu André Mendy mayor seen kàddu àdduna ci micro xooxandaw ouvrier Eiffage Marine di wax ni ba ñu dalee liggéey foofu ba léegi depuis septembre 2019 dañoo gis ni suñuy payoor day gën di wàññeeku te même heure yi ñuy liggéey moom la ñuy liggéey 12 heures de temps la ñuy liggéey di ko def kaaru bëccëg ak kaaru guddi ñu nekk ñetti équipe A B C di am ñaari bés repos te ñaari bés repos yooyu yëpp ñoom ñoo ñu ko exiger te kenn fayuñu ko. heure supplémentaire yi nga xamante ni chaque jour ñoo ngi koy liggéey gisuñu ci suñu bopp mu doon loo xamante ni daf ñu métti lool ñu bëgg askan Sénégal bi yëpp xam na ni carrément ñun li ñuy dund fële na la ci biir Eiffage Marine dafa mel ni comme torture donc ñoom ñuy traité comme ni ñuy traité ay esclave comme ni ñu doon traité suñuy maam mbuumu jàmm boobu la ñu wax ni dafa bu dañoo bëgg mu dog ñu fay ñu suñuy fayoor te tamit ñu jël en charge ñu nga xamante ni ñoom ñëpp dañ fay jot a gaañu mu bañ a nekk ay waxu kesew di wax ni encore ñun mënuñu fa nekk plus de 3000 hommes di fa liggéey ñu am 5 blocs juróomi douche rek lañ fa am ci juróomi douche yooyu yëpp ci la ñuy tàncaloo. bu ñu fi jógee tamit dinañu jébbal préfet benn lettre pour xamal ko ne carrément daañu marcher dans les rues de Dakar
ñi interpellé son monsieur le président Macky Sall xamal ko ne carrément actuellement nii moo ngi décaissé ay milliards pour l'emploi des jeunes donc c'est le moment munoo nekk jeune am emploi ba pare ñu bëgg la jëlee ci sa emploi. leneen ci xibaar ñi nga xamante ne ay waylaago lañu am seen lijaasa dañ leen a gantal seen doxum ñaxtu gañu naroon a amal jëm ci tamit fàttali nguur gi jafe-jafe ñuy dund ak seen lijaasa te mënaguñoo dugg ci fonction publique dañ ci teewlu Serigne Gueye mayor seen kaddu àdduna ci micro yaay Adama Diallo. waaw tey doxu ñaxtu bi dañ ko mujjee tegandi ci suuf parce que dara li ko waral nag dafa am benn kilifa bu mag bu ma woo démb. ne ma naa teg lépp ci suuf ñëw fekk ko pale ñu waxtaan et bu ñu waxtaanee am na yaakaar ne solution dina am te comme man solution rek laay wut donc loolu moo tax ma ne naa teg lépp dem waxtaan yi ak moom ba xam dinañ trouver solution oui ou non. bon am nañ ci yaakaar parce que kilifa la te yaakaar naa pour ñu saafara mbir mi moo tax ñu wooñu donc loolu moo tax ñu ne nañ dem waxtaan ak ñoom te incha allah am nañ yaakaar ne saafara dina am incha allah. ngoog mu doonoon ñaxtu yooyu lépp. kuréel gi boot waylaago yi am seen lijaasa te mënaguñu tàmbale xëy ci fonction publique collectif di kuréel gi boot ñi nga xaman ñoo ne yëngu ci wàllu napp gi ca Thiaroye-sur-Mer ñoom i tamit Alioune Thiam ak seen naataango gis nañ ne tamit jafe-jafe ga ñuy dund bokk na ci ñàkk am jumtukaay ak koppar yu leen mun a gunge ngir ñu mun a itamit matal seen liggéey xamle nañ ko ci seen dajeeb waxtaan googee nga xamante ne sax àddu nañu ci li gàllankoor napp mi ci Sénégal dañ ci teewlu leeral yeeg Théodore Semedo. kuréel bu ñuy woowee collectif des acteurs de la pêche du Sénégal te ñu gën ko xam si turu CAPS moom de mu ngi bay waaram ngir mën a suqali napp bi di dimbale ñenn ñi nga xam ne ñoo ci yëngatu ndax ci caaroy géej de jot na jox matériel bu takku ak nag xaalis bu toll ci 2 millions ñenn nappakat yi fa nekk. sérité bi ñu àndil nag CAPS Thiaroye dañ ko indi ngir ndimbal dañ koy indi ngir commencement jàppale parce que gis nañ ne bu jën amee problème yi bëri na moo tax ñu indi leen conteneur boo xamante ni au moins 25 à 30 tonnes. acteur de la pêche bu ñu ko waxee rek Thiaroye géej daf ci war a am wàllam. képp koo xamante ne bëgg nga salfaane napp ji man Jaraaf dinaa jàkkaarloo ak yow képp ku nekk xam na ni jamono jii ñu nekk géej gi metti na ba àgg ci lool. coalition des acteurs de la pêche du Sénégal dafa am ay investissement yu mu def yu bari ci Sénégal mool yi nga xamante ne nii danoo yàqule woon di jël 2,2 millions séddale leen ko kooku développement la woote. dinañ ko def nag mu nekk tournée nationale parce que nag CAPS ngi fépp ci Sénégal. tey bu teraanga duggee fii roy kee moo tax. ci ndaje boobu bi nga xam ne mu ngi doon xewee ci terrain Oryx te ñeneen ñi nga xam ne ñoo yëngatu nag ci aada cosaan ci askanu Lebu ñoom nag jot nañ yëkkati seen kàddu di sàkku nag ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci napp bi gën a boole seen doole waaye tamit nguur gi ñëw gunge leen ci seeni liggéey ngir ñu mën a suqali napp bi. nañu jàppale nappkat yi financement DER yi ñuy joxe kenn gënu ci yay soxna yi ak doomu mool yi parce que dañ ko yittewoo. bu ñu sañoon ki nga xamante ne mooy président bi jaar na ci suuf ba yegg ci kaw mu ne kon ñi suuf naa leen tàllal loxo pour mën leen jàppale ñu yegg ci kaw. tàmbali ngeen jàppale mi naam waaye di leen ñaax loo leen mën a dimbalee mool yi ngeen defal leen ko. dina wax autorité yi ci dëkk bi mu jàppale acteur de la pêche ndax acteur de la pêche dañuy sonn CAPS nag ku ko jàppale mu jàppale la ku ko jàppalewul mu toog jàpp ci njàmburam. waaw gouvernement bi ñun bëgg nañ ñu gën a réglementer suñu géej képp koo xamante ne moo fi nekk ministre de la pêche ñu jël buum yeew ko sa baat di la jaarloo ci fu nekk bi monsieur le ministre Alioune Ndoye ñëwee changer système bi yëpp di ko teg ci dëgg ñoom ñu jàkkaarloo ak moom di ko xeex nekkatuñu ci système boobu noonu. problème mu pêcheurs yi dans sa globalité administration Sénégal moom moo war a am ay mécanisme bu leen mën a permettre mu régler problème boobu waaye nag bu fekkente ne loolu CAPS mën na ci dara dina ci dugal loxoom ni mu ko mënee bu fekkente ne gaal yu mbag yi dañuy xëccoo ak gaal yu ndaw yi te ëpp leen doole fuuf ñu loolu day poser ay problème ki leen jox ko yéen fii si diwaan Thiaroye Géej Théodore Semedo pour Walfadjri. ma ngoog Théodore Semedo ñu ngi koy jaajëfal lu aju ci kuréel gi ñu dénk saytu seentu weer wi kon ak kook gannaaw dem si yàlla Moussid Iyane Thiam kuréel googee am coppite ba léegi coow gane si ko ba tax na jëwriñ ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi di Antoine Félix Abdoulaye Diome diisoo na ak ñoom tënk nañu ci dogal ya ñu jël fi lekk ñetti weer am na lu ñu taxawandi ci ñoo xamante ni ñoom la ñu dénk liggéey googee ñu war a séntu weer wi
weeru ñu jëm ci weeru koor gi dañ ci dikkat incha allah na mu gën a yaatoo ci googu lépp ndaje nga xamante ne déggoo amandi na ca leneen ci xibaar ku ne koor ne séntu weer saay bu ñu koy amal ci mim réew yenn saay réeroo am ci ba tax nañu bari ci askan wi jot nañ cee addu den ci teewlu reportage yu Toussaint Maurice Senghor. fii ci Sénégal dañoo seetlu rek saa ñuy waajal li nga xam ne mooy weeru koor gi nag dañ fi nemmeeku ay xaajaloo ci diggante tarixa yi li ni mel nag mun na andi yeneen jafe-jafe ci biir askan wi ni ñu ko Mamour di dégale. toujours day andi ak taqale ko ci jullit yi te warul parce que lu ci nekk rek dama jàpp ne bu fekkee seentu weer la rek pour ñun ñëpp ñu àndandoo def li ñuy def mooy jaamu yàlla te ñun ñëpp ñun la ko yàlla sant kon warta doon ay jafe-jafe daal maanaam benn weer rek la ñuy séntu. waaye nag bu fekkente ne kenn day bëgg a nekk ne man fii laa nekk damay attewoo ci beneen dekk keneen itam ne fii laa nekk man tam damay topp diw laay dégglu yooyu yëpp day andi ay jeexi jaaxa ci askan bi mais fekkoon ñëpp dañoo manqué rek ci nañu séntu weer yi bu ñu ko gisee ñu bu ñu ko gisul ñu continuer kon du andi jafe-jafe. Oumar Ly nekk fii ci Dakar ci atum 1981 ba léegi jàpp na ne xaajaloo warul am suñu diggante. nit ñi ñu bañ a def jagasoo si affaire bi. nañ ko séntu képp ku nekk na bàyyi xel. ñu dégg lu mbokk jullit am képp lu mu wax mu yaakaare si weer koor nee ne boo ko gisee nga woor boo ko gisul nga gis julliti yàlla nga xam ne doy na la si xol boo la waxee gis na nga jàpp si nga woor si. ay atam war a toll ci juróom-ñaar fukk Ngor Sile àndul ak démarche bi nga xam ne moom la Konakook daal di fiy teg. affaire yi weer bi nag moom man wax dëgg fi yàlla lu ma si xam mooy. waaw bu fekkee ne dañuy dem ba ñuy xëccoo commission mieux vaut que ñu arrêté ko quoi parce que jamono bu njëkk ñun bu ñuy doon xale tariqa yi kër yi diine yi ñooñu ñoo daan ñuy séntu ak ñëpp waa dëkk bi yëpp bu génnee bu kenn bu ngay jullit mu génn weer bi génn na ñun ñëpp ñu bokk ndoor waroon depuis si Senghor ba léegi bon ñun nag loolu lañ fekkee ñun jaxasoo amu fi woon dara amu fi woon bu ko waa Tivaouane gisee ñu ne ñeneen ñi ànd ak moom bu ko waa Niassène gisee ñu ànd ak ñoom woor ñeneen ak yeneen tarix yi ba léeg-léeg sax Mali parce que buñ ko tegee si charia rek yaakaar naa ne ñun ñëpp yaakaar naa dinañ booloo ànd parce que lu fi nekk mooy baati laa ilaaha illallah. ay bés rek a des jullit yi mun a tàmbali seen weeru koor gi wante rek ñoo ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu dajaloo nekk benn ngir xiiroo ak ŋaayoo bañ a am ginnaaw bu ñu séentu weer bi. mangoog lu aju ci bëccëgu juróom-ñaari fan ci weeru avril di bëccëgu ñu jagleel wàllu paj mi ci àddina gi Sénégal desu cee ginnaaw xëy di ko màggal bokk na ci atum ren ji yem ak mbas mi di coronavirus Sénégal def na ceeb jéego naam ci xeexum feebar googule waaye nag terewul jafe-jafe am na ci bërëbu fajukaay yu bari ci réew mi dañ ci teewlu reportage yu Aïcha Diakhaté. at bu jot yem ak juróom-ñaari fan ci weeru avril daañu màggal bëccëg gi nu jagleel weer gi yaram loolee nag dana jaar ci ay xumbeel ay événement ay sàkkuteef wala ab fàttali bés la woo nga xamante ne nii képp ku yëngatu ci wàllu wér gu yaram daañu la sargal wante ren jii bu ñu ko xaymaa ba atub daaw lépp li ko gën a fës bokk na ci wopp gekk coronavirus di mbas mi nga xamante ne nii faat na lu ëpp ci 3 millions ci ay doomi aadama waaye itamit tëral lu toll ci téeméer ak fanweer ak ñaar ci millions ci ay doomi aadama thème bi ñu jàpp nag ci ati 2021 bi bokk na ci journée mondiale de la santé nees def ba mën a tollool le ñëpp ci wàllu wér-gu-yaram ndax jàpp nañ ne wopp gi wane na lu bëree bëri ci gafag ak doomu aadama yi nga xam ne tollowul ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal nag jafe-jafe yi day romb loolu xeexum coronavirus ndax secteuru wér-gu-yaram foo laal day tagga témbe buñ ci jaaree ci ñàkk bërëbu fajukaay yu doy personnel médical bu matut wala situation bu jéggi dayo bi nga xam ne médecin yi ci réew mi moom la ñuy jànkuwanteel ak itamit yenn ci xaatim déggoo yi nga xam ne état bu Sénégal déggalu ko ñi nga xam ne ñoo di syndicaliste yi ba tax saa su ne ñuy amal yëngu-yëngu wala di ñaxtu jaarale ko ci ay grève at gile nag mën nañ nemmeeku ne wopp gi am nañ ci ay coppite ndax gis nañ ay vaccin yoo xam ne dugg na ci gox-goxaan yi rawatina campagne de vaccination bi nga xam ne fii ci réewum Sénégal mu ngi wëy ak lu ci mën a am coow des na ci yenn dose yi nga xamante nii am na xel yu mu dalalul waaye li ñu mën a jàpp ba jàpp ko mooy ne wopp geeg coronavirus mu ngi suul feebar yu bëri yi nga xam ne yàgg na fee faat doomi aadama bu ñu ko dee xayma bokk na ci diabète hypertension artérielle maladie cardiovasculaire yi ak doomi jàngoro yi jàpp roño bañ a fàtte itamit sibiru tuberculose ak yeneen i doomu jàngoro yi sew sewaan yi faagaagal doomi aadama yi saay su nekk.
ma ngoog ñu ngi koy jaajëfal Aïcha Diakhaté mbokk yi ci noonu ñu jokkil leen xeetu